kawe parce que amaguñu appareil électoral am nañu ay sympathisants mais amuñu base politique pratiquement Thierno Alassane Sall bi mu demee bay waaj a taxawal base bu dëgër Thiès la am problème ak président Macky Sall est-ce que financièrement amoon na lu ko permettre mu entretenir base boobu téye ko docteur Abdourahmane Diouf yàgg na lool ci politique mais toujours au sommet la doon nekk bi mu nekkee ci parti bi Idrissa Seck bi mu ñëwee jiite SDE bi mu ñëwee nekk ci wàllu njàngale ak yu mel noonu xam nañu ko ci xam-xam xam nañu ko ci pertinence mais bokkul ak base politique gaw mu ni am na appareil électoral Thierno Bocoum ci bëccëg ak ñu ngi koy waxtaane yàgg na ci politique teel na nekk député mais amul base bu dëgër base politique dafa am. donc les profils ne suffisent pas. non profil doyul. parce que mentalité loolu moom moo feeñ en quelque sorte ci résultat yu Aar Sénégal bu ñu la déggee. charme profil dafay am solo ci aw askan wu xiiful askan wu marul askan wu bëggul ku leen dimbali. Sénégal la ñu nekk ñi ëpp ci électorat bi dañu soxla ku leen di assister. nga jox leen mbaa ñu am ci yow yaakaar par exemple bu dee mooy li may wax toujours ci. Yewwi Askan Wi man dama ko mus di wooy benn dynamique c'est-à-dire que mooy lu nit ñi taxawandoo dem ci te seetuñu ci arrière-pensée amuñu luñ ciy xaar lu dul ngëm-ngëm ni lii mooy outil bu leen permettre ñu indi changement donc ñoom maanaam ñi gëm Yewwi Askan Wi ñoom ñooy seen appareil électoral lu bopp moo feeñ ci local yi moo feeñ ci législative yi mais par contre waa Aar comme ni ko sama xarit Dambo doon waxee xëy na man du ma bokk ak moom ni mu koy waxee ndax moom xam naa ne sànni xeer la ci jublu woon muy di def visite de proximité mel ni ki def vaccination ñi ngay seeti ñu ngi lay soog a xam boo ñëwee da ngay nuyoo présenté wu xam nga loolu bu fekkee moo dox si diggante ak ay élection lu ma 2 mois wala 3 mois mënu laa jox ay résultats yu am solo Sénégal pour nga am fi base politique sa poste du ko fekkee doo absenti ngénte doo absenti ceet doo absenti dëj te di nga ko def ay at nit ñi soog la xam te di nga nangu itam ñu lay critiquer di nga fréquenter ci quartier dem ci nawetaan yi c'est dafa am benn réalité boo xam ni jógeegul Sénégal muy terre à terre bi parce que ñooñu en général ñoom ñooy voté waa Aar nag profil yi baax na mais amuñu loolu Pape Djibril Fall sax Aar mun na ko ba ñu dominer bu baax parce que ci média la nekkoon te média mooy gën a populaire parce que ñi gën a déglu rajo sax en général mooy comme ñooñu ma la wax noonu base bu ndaw boobu nga xam ni ñoom la ñuy jàpp ni mënuñu maanaam charme profil mënu leen tax a orienté wu ci li ñu gëm wala li ñu nekk moo tax Aar sax mën na ko bañ a gagné par contre ñeneen ñi ngi Pape Diop mën na am chance et loolu la xel nangu parce que jaar na ci nguur lu ko permettre mu téye base am donte woon nag bari na yu bëri yoo xam ne xew na fi ci élection yi la weesu ak xëy na li mu féeti bu leer naññ ci fan la jëm indi doute ci aperçu bi Sénégal yi am ci moom ba xam fii la féete wala fii la féete moo tax gis nga am politique il faut nga tax rëpp fi ngay féete fa mu leer nañ parce que loolu daf lay permettre donte fukki nit ngay àndal mais dafay nekk benn appareil électoral bu dëgër boo xam ñii daf lay dimbali ci sa ay élection donc ñeneen ñi ci des mënuñu am doole sérieusement mënuñu am doole nag doon nañu campagne parce que démocratie moom mel noonu yaa ngi fàttaliku législative yi la weesu ëppoon na 40 listes mais am na ñoo xam ne dañ doon gunge dong amuñu mais même bu nekkoon ñetti liste am na ñoo xam ne kenn du leen xam bul fàttali ni mooy listu Alassane Sène bi mooy naataange ñooñu pratiquement ñi ëpp ci ñoom gëm sa bopp la ñu nekkoon yan profil la ñu amoon ci gëm sa bopp. liste boobu amoon ay problème également. loolu ay problème parce que entre la tête de liste ak nga xam ne moom mooy Mouhamed Diallo c'était pas. bokkuñu gis y avait problème ginnaaw nga am liste bi jàll ba pare ak yooyu. mënuñoo bokk gisin. parce que kenn amul appareil électoral wala base politique boo xam ne moom ngay yóbbaale. c'est-à-dire que jotaay la boo xam ne jotaayu niveau. intellectuel la ñu fay wane waxtaan échange ak nii laa mel wala nii laa toll Sénégal yi tolluwuñu fa Sénégal yi lu ñu bëgg mooy fi mu nekk nii dañu xiif changement ci fan la ñu amee yaakaar changement donc ñoom ñooy am électorat bi nga xam ne tey génn nañu voté ji ñooñu la ñuy jox seen ay kàddu donc waa Aar xëy na mun nañu ami laneen ci kanam tuuti mun nañu nekk faiseur de roi
mën nañuy fal mën nañuy folli parce que amaguñu base mais commencé nañu am expérience parce que bokk nañ ci élection commencé nañu am expérience parce que ñu bëri ci ñoom bokk nañu ci nguur bu ñu xamee li leen ko xañ parce que daañu def après jàngat bu ñu xamee li leen ko xañ bu ñu maintenir dynamique ñoom bi ñu am mun na leen dimbali ëllëg balaa kenn falu tàggu leen et LDMPT bu Abdoulaye Bathily amul woon doole PIT bu Amadan Sokh côté électorat demewul woon noonu AJ/PADS électorat demewul woon noonu mais kenn du falu kenn musu fee falu lu dañ la jàppale surtout ci alternance c'est clair Abdoulaye Wade xam na ci dara alternance su Macky Sall sax xam nañ ci dara ñoom ñëpp dañu ñëw jàppale ko donc dafa mën nañu am benn dynamique boo xam ne ëllëg balaa kenn falu tàgg leen waaye li xew nag après élection législative yi la parce que nag timbalka te maro mën na rafetal aw naanin mais bu mar amee naanin dootul rafet c'est-à-dire que mooy dañu dëgmal ci élection yoo xamante ni bi kenn du wane sa jikko kenn ku nekk li nga gëm mooy dynamique gu aar léegi après élection yi nag foofu la ñuy xamee ba xam ñoom li ñu wane woon avant élection yi ci comportement ci juboo nañu ci mën nañoo ànd est-ce que loolu dina continuer wala déet parce que loolu moo daloon waaye Yewwi après local yi gis nga li fi xew ñaata nit ñoo bàyyi Yewwi kenn xamul lu mu toll ñëpp nekk ay leader liste bu bari woon ay problème dès le départ liste bu ñenn ñi démissionné liste boo xamante ne dégg nañu fan yu mujj yi rek ñu dem soutenir leen mais également ñu fa nekkoon dem soutenir la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar des processus électoral boo xam ne it Mansour bëri woon na ay jafe-jafe des listes écartées de ces élections mais qui n'ont pas quand même lâché le morceau parce que ñoom dañ leen a écarté te rewul ñu dem samp seen dem di def campagne électorale c'est mën nañu ko tudd comme la coalition Gëm Sa Bopp bi nga xam ne leader bi également mi ngi jubilé fi nga xamante ne foofu la nekk ci victoire coalition Yewwi Askan Wi à Dakar mais victoire coalition de l'opposition c'est l'intercoalition même Yewwi Wallu dans plusieurs localités tax mu nekk kon du jubilé peut-être balaa ñoo tëj rek Mansour am na ay localités yoo xam te ne des gens dañu transhumé Médina nekkoon ci opposition ak Benno ak Gëm Sa Bopp bi demoon ci local mais nekkoon avant sax coalition Gëm Sa Bopp taxawu Dakar Médina tey Fatoulaye mi ngi ñu wax ne les premières tendances le maire de la Médina Bamba Fall perd fi nga xamante ne moom mooy Médina ci élection législative yi Biscuiterie yi peut-être on n'a pas encore les résultats mais li ñu jotagum am ci fa nga xam ne moom mooy fiefu bopp Biscuiterie yi benn tali bu ñu ko globalisé mel ne na Yewwi moom moo jiitu foofu bu ñu waxee Biscuiterie yi xel yi dem ci Djibril Wade transhumance yi sànq laaj naa ko Léopold dafay wanewaat li ñuy wax saa su ne ñi transhumé bi du ñu dem ak seen ay militants Mansour mais mënuñoo yóbbaale militant parce que dañu wor parce que kenn daa xamul nu mu tudd quoi kenn daa xamul lu mu tudd tey Bamba Fall dafa transhumé la ñuy wax mais baat boobu bu ñu ko utiliser man li ma xamoon ci transhumance mooy yow da ngay jël sa mouvement dem seey ci biir wala nga jël sa parti dem seey ci biir maanaam dem seey loolu ñu ngi ko commencé xam ci jamono nguuru Abdoulaye Wade mais moom lan la def parce que moom toujours dafay réclamer ni moom socialiste la loolu lay wax te ba léegi nangugul accepter identité am ci libéral nangu ñu woowee ko ni ko yow libéral nga donc moom lan la non muus dañ koy woowee muus professeur wax na ko sànq am na ñoo xam ni dañu dem ci Macky Sall parce que dañuy rawale seen po du ñu gëm politique gu Macky Sall am na ñoo dañuy dem ci Macky Sall parce que dafa am lu ñu bëgg mais du dañoo gëm politique gu Macky Sall parce que déjà ñoom ñoo jëkkoon di dénoncer souffrance su askan wi ba tax askan wi gëm leen Bamba Fall lan la waxoon ci campagne bi Médina ci xol yi jël récépissé Bougane dem ci élection yi Médina boobu ci xol yi xol yooyu ñoo dem ci Macky Sall kon li am tey dina am ci urne yi Bamba ci Macky Sall mais pas Médina ci xol yi nañ nangu loolu beneen bi ci des mooy ñi nekk déjà à pair di def ay félicitations ñeel Benno nañu bàyyi ñeel Yewwi nañu bàyyi caaxaan seen félicitations yi du lu nit ñi gëm professeur wax na ko sànq ay clin d'œil la parce que nag amoon na ci nguuru Abdoulaye Wade c'est-à-dire que Sénégalais dafa gaaw a fàtte mais ci wàllu histoire li xew tey da nga koy interroger mat na fukki at ci ginnaaw wala juróom-ñaari at ci ginnaaw rek nga ni lii moo xewoon exactement kii nii la defoon. ñu jël actu Abdou Karim Sall am ku ñu ko comparé ak tam ci nguuru PDS nga gis ni am na lu muy kii donc am na ñu dem ci Macky Sall ñoo xam ne liggéeyaluñu ko dooleeluñu ko dañu faa demee pour làqatu xam ne kenn dootu leen topp ci dara. xam ni daañu nekk ci jàmm. et du ñu xool benn réseaux sociaux du ñu déglu kenn ku leen woo pour saaga leen ñu ngi bien. seen famille nekk fi seen ay doom nekk fi ñu ngi cool.
loolu nag du ñooñu ñooy voté. c'est-à-dire Sénégal yi dafa am lu ñuy demandé. ci coppiteef ci seen wàllu dund. président Macky Sall la ñuy jox gestion réew mi. ak ñi muy àndal doxal. bu fekkee seen yaakaar tas na ci dañuy indi changement yow nag boo foogee nii da ngaa woote sa quartier ci xol yi. ba tax nga foog ni sa askan da nga leen def ci sa poche boo demee doo gis kenn. xam nga bul fàtte ni Médina Yewwi Askan Wi demoon na ci élection yi mais ñàkkoo na mën a def cohabitation ak Yewwi Askan Wi. ci composition liste bu ñu ko proposé woon moom Bamba Fall imposé ñu ko dañ ko proposé bëggul mu ni moom duñ ko yàqal base politique am ñëw jël récépissé Bougane dem ci élection mais tey coalition ba mu bañoon ñu yàqal ko base politique am ba tax mu ni Médina ci xol ba mu demee ci Macky Sall xam ne kenn toppatu ko xam nañ ñu nekkul Médina fal ko ci kaw coalition bu ëppoon doole tamu gedd ko muy Yewwi Askan Wi mais tey ñooñu ñoo gagné Médina. alors c'est clair lu ñu dese bëriwul peut-être en résumé. lan la ñu mën a jàpp ci résultats yi nga xam ne jot nañu ko. résultats yi ni muy génnee bu dee moom la ñuy fanaan.